ci tënk ñu teewlu ko dellusiwaat ak yéen ci jotaayu làmb ji mbokk yi. coronavirus yàlla na ko fi yàlla jëlee. mi ngi ci réew mi jeexagu fi. feebar bi bëggul dajaloo bëggul mbooloo yaakaar nañ ni xaj na bu fekkee gaaw fi jógee. làmb ji ubbi du yomb. ñenn ci nitu làmb yi sax ñoo ngi dégg ñu ngi naan ubbi nañ yenn béréb yi war nañ ubbi làmb ji tey jii acteuru làmb loo leen di wax par rapport ak ubbiteeg làmb ak feebar bi. waaw ubbite bi ak feebar bi li ma ciy wax rek mooy damay tënku ci autorité sanitaire yi. d'abord ñoom nee nañ ne feebar baa ngi fi. te xam nañ ne feebar baa ngi fi aussi. joxe nañ ay digle yi. dinañ fexe ba sàmmonte digle yooyu. mooy les mesures barrières ñu respecté ko. kon Sénégal bu nekk ak foo mënti nekk war nga ko mën a respecté. war nga ko mën a respecté pour bouter vraiment le coronavirus. beneen ba aussi monsieur le ministre de l'intérieur maa ngi koy nuyu. mook monsieur le ministre des sports. monsieur le da génne na ab bataaxal. wax na léegi daal léegi dañu bëggoon nit ñi respecté li nga xam ne. mooy tax bi corona bi jóge fi. loolu aussi nañ ko respecté nee na également bon stade yi. ak li soirée yooyu tëjagum nañ ko. nañ ko respecté mais également ñu jëfee digle yi. ñun par exemple en ce qui nous concerne CNG mu ngi defar benn protocole sanitaire boo xam ne danañ ko jébal monsieur le ministre des sports Matar Ba pour ko ne ñu de foog nañ ne lii nii bu ñu defee nii daañu war a mun a organiser ay lamb maintenant moom mooy apprécier moom ak son homologue de comment ça s'appelle de la santé et de l'intérieur bu fekkee loolu convaincre nañ leen ba ñu xam ne lii mën na nekk bu ñu joxee ordre rek ñu commencé ñu activité protocole sanitaire boobu tàmbali ngeen ko say boobu après semaine bii nañ ko pare incha allah semaine prochaine ba bari nañ ko déposé parce que loolu aussi boobu moo ci nekk fi mu nekk nii waaw mais fi mu ne nii kenn mënu la ubbi làmb sans que autorité joxuñu leen digal non mënul nekk franchement parlant te loolu duñ ci aventuré wu sax parce que am nañ ay conseillers en santé am nañ ay conseillers en sécurité et tout ça là te dañuy waxtaan te xam nañ ne li fi nekk kenn inventé wu ko corona mu ngi ci monde entier bi Sénégal n'est pas épargné nañ góorgóorlu fexe ba mu jóge fi en quoi faisant ñu fexe ba respecter les mesures barrières buñ ko respecté xëy na fi rek ay fan mun na wàcc ba dellu ci ay 1% wala 0,nangam% bu ko defee autorité bi certainement dina ne bon léegi wax dëgg yàlla def leen ngeen defi seeni sport tey ji diggante arbitre yi ak CNG fan la toll diggante arbitre CNG xam nga d'abord damay replacer mbir mi dans un contexte les arbitres c'est des techniciens yu bokk ci commission comme ni ngay waxee commission organisation commission règlement et discipline et cetera ñoom am na loo xam ne règlement daloon na seen kaw mais loolu c'est un souvenir maintenant c'est un passé gracier nañ tout le monde ñu nekkoon acteur lutte yi nga xam ne amoon nañ et tu nekkoon nañ en conflit avec les règlements du CNG donc loolu c'est déjà derrière nous maintenant li des mooy ñu xool devant ensemble qu'on s'unisse pour relever le défi n'est-ce pas de l'atteinte de nos objectifs. gracier nañ tout le monde mooy daan bi tegoon seen kaw teggeeku na. non ñoom waa arbitre yi kon toppatuñ leen dara. non toppatuñ leen dara vraiment gracier nañ leen. mbër yi écurie yi amoon problème si gracier nañ leen. donc là c'est très clair maintenant. Maintenant le reste c'est de travailler. Travailler dans le respect n'est-ce pas de nos règlements bu ñu ko defee amul benn problème donc. amul problème ànd ci collaboration bi toog ngeen waxtaan ngeen. non waxtaanagunu mais dinañ waxtaan sous peu. waaw damay bañ ñu naan. problème arbitre ak arbitre ak CNG. arbitre ci CNG lañ bokk. ci seen njaboot la du. ci biir CNG lañ bokk. ñi ci keneen ak ñeneen bokkee donc bu ñu dissocier arbitre yi fële CNG fële c'est pas deux entités. foofu dama ciy dolli leeral sax arbitre yi ma leen di jox seen cër ak seen wàccuwaay. merci waxtaan ñun bu ñu ko bëggoon ci ñoom dañuy wax may leen ñu sukkandiku ci sunuy kilifa soog a ñëw. seeni kilifa mooy CNG bi. mooy pour dëggal loolu nga wax loolu kon yàlla na yàlla gën a rafetal lépp. merci man nuyuwaat leen encore samay frères lañu vraiment. ña fa nekk vraiment ñu ëpp samay rakk lañu. ña am na sax samay jabaat yu fa nekk d'accord. mooy nuyu leen au passage mais aussi. wax leen rek ne c'est pas deux entités du ñaari camp. benn kër la kenn mënu ko xaaj. kër gi nag bëri na ay néeg. waaye benn kër la nañ nangu ne benn kër moo fi ne benn kilifa moo fi nekk. te ñoom ñëpp. dañoo war a tënku ci li nga xam ne ndogal bi am ci kër gi. ñu dem ñun ñëpp nag. règlement bàyyiwu fi keneen. mais ñu xam ne ñun ñëpp ñoo bokk mission bi. ñu taxaw pour rafetal ko.
pour vraiment jëmal làmb kanam loolu mooy suñu intérêt mooy intérêt Sénégal en matière de lutte. jërëjëf Ndiassé Mbow fare ci montage bi jërëjëf waa régie ñu dellu siwaat ak waxtaanu làmb du ñàncee ko tey fi làmb toll problème mu làmb lan la. mais Pape Alioune xam nga problème mu làmb sponsor la rek. sponsor. boo xoolee tey làmb promoteur bi pour muy tëgg làmb il faut mu am sponsor. parce que tey promoteur bi mënu fay ay mbër ay millions te amul sponsor bu ko gunge. tey mbër yu bëri xëy na comprendre nañu wàññi nañu seen cachet pour promoteur bi mën leen tëgg. parce que aussi mooy yoon. parce que boo xoolee mbas bi footballeur yu bëri dañoo wàññi seen salaire. ñu si bëri tey wàññi nañ seen lépp. kon tey mbëru làmb dafa war a wàññi moom it pour ñu mën a bëri. pour mën a bëri. beneen bi aussi sponsor mooy problème mu làmb amul. te làmb dafa war a développer li koy développer mooy sponsor parce que combat yi bu mag yi bu ñuy am mbër mu ne bu di nga bëgg a promoteur bu amee tey contrat yu baax dina mën a fay mbër mi loo xam ne dina ko mën a jariñ ëllëg. mais fekkee amul contrat yu baax du ko mën a fay mbër mi. donc gis nañ ne làmb yu bëri ay combat yu mag malgré daan na am mais amewul woon ni mu comme tey nii tey gis nañ combat yaa ngi gën a taxaw. mais loolu dafa war a gën a yokku làmb gën a ouverture bi gën a am. bu boobaa làmb dina gën a dox te làmb aussi vraiment pour man daaw moo amul làmb ak ren mais làmb avant loolu dox na parce que aussi combat yu bëree ngi taxaw ñu ngi bëree xëy na àjjuma nag lañ dul bëree mais yeneen jours yaa ngi bëri région yu bëri tëgg nañ fi làmb Thiès am na làmb Mbour xam nga boo demee Diourbel donc dëkk yi bëri am nañu ay làmb kon loolu vraiment lu am solo la li gën a am solo rek mooy président bees bi comme ni nga ko waxee mu ngi waxtaan na gën a waxtaan et puis gën a may nit ñi fit comme wàññi nañu yenn dépenses yi mooy lan mooy yenn dépenses yi nga xam ne nit ki aussi boo wàññee licence wàññi frais organisation yooyu dafa baax parce que des fois nga làmb aussi promoteur da ngay dem ba yërëm leen yow nga tëgg làmb yaa ngi si policiers yi yaa ngi si yenn kii suuf si yaa koy jënd yaa ngi def bu dee Iba Mar nga indi suuf ñu def ko si géew bi yooyu yëpp ba pare fay frais organisation te yooyu yëpp yow yaa koy chargé sa bopp dafa metti donc yooyu yëpp bu amee dina tax promoteurs yi gën a dina tax promoteurs yi gën a góorgóorlu des nga it ci ponk bu am solo boo xam ne ci sa biir wax muy sponsoring ak ni mu xaw a sooxee loo gis ni moom lañ war a def ba def ay jéego ngir ñu parce que sponsor ki si ëpp njariñ pour mu fexe sponsor di ñëw mooy mbër mi waaw parce que yow promoteur dane la dama lay fay sponsor 20 millions nga ne waaw mu ne la ma fay la combat 30 millions muy 50 millions yow 20 millions yi nga sol promoteur dina la da ngay sol produit waa ji di nga ko sol tel signature contrat bu yéen a xam seen condition de contrat ni ngeen ko defee ak ni nga koy doxalee mais boo ko signé da nga koy respecté waaye yenn saa yi bu ñu la joxee heure nga tardé heure bi bëgg boo waree def conférence de presse ñu ne la 17 heures nga bëgg a mujjee ñëw nga bëgg a ñëw 18 heures wala 19 heures nit ñëpp dem am na ci ñoo xam ne bu ñu leen daanee dinañu am rëyu duñu waaw duñu contrat bu waaw duñu dem waaw loolu pour la bëgg mu jaare ñu ne làmb ji bu jeexee war ngeen dajewaat conférence de presse pour janoo heure tel nga ne waaw signé ko jot xaalis bi mais fekkee tey promoteur manqué na la 10 millions wala dara fayu la nga dem si télé yi wala dem si journaux yi diw dafa ma manqué sama xaalis nangam te yow respecté woo heure de contrat am loolu aussi y a problème donc mbër bu ne tey war nga xam ne sponsor dala amal njariñ buñ ne la heure tel sponsor bi soxla na la nga dem respecté ko buñ ne la solal si vêtement sponsor bi nga sol ko parce que yaa jël xaalisam da ngay gis mbër événement am mu war a sol si événement wu sponsor bi sol benn xaftaanam ñu wax mu ne sëriñ bi moo ne lii laay sol te yow sëriñ bi waxoo ko ne man kat xaftaan bi nga may solloo nii lekk ma si 20 millions jàmbur si événement bi may sol lekk naa si 20 millions jàmbur loolu il faut ñu xam ko mais tey bu dee sponsor bi dafa ñëw pour investir gis koo xam ne tey respecté wul contrat bi mu signé teg partenaire am bi mu signé ak li ko waa ji waxoon mais day daw day dem il préfère dem feneen investir ko donc c'est ça
donc il faut ñi tey promoteur bi respecté contrat am ak sponsor bi ñëw siyanteeg yow it noonu nga war a respecté contrat bi pour visibilité bi kii am sponsor bi visibilité bi mu bëgg mbërëm di jar mu xool ne man mi image bee ngi dem maa ngi jaay yow loolu waroo ko bañal sponsor parce que lekk nga xaalis donc moo tax problème yu bëri am si mbër yi il faut tamit ñu nangu ko tey bu ñu doon respecté sponsor di bañ a xeex fu ñu leen woo signature benn entourage du fa nekk di xeex di xuloo parce que demoon nañ ba hôtel yëpp bàyyi mbër yi waaw nga xam ne doo xeex doo xuloo respecté image bi nga xam moo la indi mais kon yéex na kon chaque jour kon tey ñu ngi wax làmb 100 millions 150 millions kon tey ñu ngi si ay 400 millions mbër rek mën na am 500 millions parce que loolu yëpp seen intérêt la parce que sponsor bi li mu leen di fay ñoom ñoo ko moom kon kay ñoom buñ ko yàqee ñoom ñoo yàqal seen bopp tey làmb demoon na ba ay 2 millions Mbaye Robert 2 millions ñooy wax Mbaye indi millions yi maa ngi koy ñaanal wér ak gudd fan fëgg boppam suñu papa Mbaye yaa ngi dégg le tigre de Fass kooku ñu ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm may ko wér kooku tey ñu la wax Mouhamed Ndiaye Robert yaa ngi dégg ñooñu millions yooyu dem na ba yokku ba ñu naan 5 millions ñu naan 10 millions 30 millions 40 millions wala déet ba tey ñu yor ay 100 millions tey mënoon nañ dem ba mbër di am 500 millions mën na nekk mais si kaw ñu nangu jàppale sponsor jàppale promoteur bi buñ ko defee rek mbër mun na mérité lu ne sponsor mun na fi am lu ne mais fekkee nag yow dañ lay jox contrat sponsor nga jël xaalisam ba pare doo respecté li nga xam moom mais sponsor day dem uti feneen loolu la jàngat ba am solo la kon jàppale sponsor bi wareef la ci ñun ñëpp président làmb fi mu toll bu saison ba ubbee ak liggéey bi door priorité yi lan la bon priorité yi mooy rek ñu teel a organiser làmb commencé mbër yi mu commencé bëri ndax daanaka saison bi xaaj na waaw moo tax ñu commencé mbër yi commencé bëri même déjà ñuy joxe samedi ak dimanche date yoo xam même promoteur bu neen la mën naa tëgg lundi wala mardi sax nga jox ko ñu tëgg làmb nga xam ne journée yi gaaw pour au moins ñu vider li nga xam moo fi ne bu xajee nag yeneen combat aussi yu fi dugg ñu dugal ko ci waaw loolu mooy ban message ngay dolli njabootu làmb ban message ngay dolli njabootu làmb message bi may dolli rek mooy nañ ànd nekk benn bokk ndey bokk bàyyi jàppale làmb bañ a wax intérêt personnel bañ a xaste bañ a wax nit du bañ a xeebal nit bësam parce que ku nekk yaa xam sa bës ku nekk boo amee sa bës ne la ñëpp jàppale xam ne yaa moom sa bës moom bañ la ko xeebal te ñu nekk benn bokk ndey bokk bàyyi xam ne ñu ñëpp ñoo bokk làmb ci xuloo bi jaru ko ñaayoo bi jaru ko xastante bi jaru ko parce que ku si nekk boo xasee sa morom bi yow nga gis sa bopp boo waxee sa morom lu bon bi yow nga xam ne yaa ko wax sa bopp boo saagee nit saag nga sa waajur kon nañ ànd nekk benn xam ne lii làmb la suñu passion la amuñu si dërëm bëgg nañ ko te yàlla tax nañ ko jàppale bi mooy ñu bokk ndey bokk bàyyi ku nekk nag sañ nga ànd ak ki la neex wala nga ne wala nga bu la neexee nga def li ngay def mais def ko si yow nga bàyyi keneen ki tamit li mu war a def mu def ko jaru xaste jaru saagante jaru xuloo jaru xeex ku nekk rek parce que tey pabal yi fii Walfadjri la maa ngi leen di gërëm si leen ñaanal seen année yi ngeen def yëpp parce que tey Walfadjri mën naa ne ñun c'est Médina la jógee Gueule Tapée jóge fa dem ñëw Médina rue 27 angle 20 kër Mumba moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko nit ku baax la woon jullit biir la woon fa la Walfadjri nekkoon rek yàlla ba yegg si fii tey kon tey loolu rek exemple la fii Sidi Lamine jaar ba bàyyi fi lii tey yàlla na ko yàlla yërëm yokk leeram mais loolu mooy àdduna nit da ngay jëf lu baax boo nekkee say nawle waxal wax bu rafet di wax dëgg te yàlla tax di bañ a wax nit lu bon bañ a xaste bañ a wax lu ñaaw parce que koo wax lu ñaaw sa bopp nga ko wax ñu ànd nekk benn bu la neexee nag yow nga ne man kat association bi laa àndal wóyal ak moom booy neexee kee laa àndal wóyal ak moom mais ku nekk fa nga nekk jëfal la fa yow def fa lu baax loo xam ne day yokk làmb wala mu yokk la yow bu ëllëgee ñu xam ne yow yaay kan xalaat loolu dafa solo bëgg-bëgg bi daal benn la muy làmb waaye yenn saa yi bu gis-gis yi wutee
ku ne àndal ak ñi la yàlla booleel waaye ñu rafetal lépp. waxtaan wi am na solo. président Doudou Diagne Diecko lay tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy gërëm la. gërëm Saliou Bey gërëm waa kër gi. di gërëm it ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di ñaanal ñëpp yàlla defal leen jàmm ak wér-gu-yaram sutura. di gën a kontaan ci ñoom Diène Diouf. waaw ak ñoom Saliou Diouf. ak moom Diouf. ak ñi nga xam ne ni ñooy soxna Mbayang sa jigéen. waaw Mbayang Fall ñu ko nuyu bu baax. yaa ngi dégg. ak ñoom Ngati Sey. ñoom Awa Diouf. ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite jigéen ñi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. di gërëm it ñoom Moussa Thiam ak képp koo xam ne ak Ousmane Dramé. suñu secrétaire général. ak suñu bàyyi Yaafa Diallo mi nga xam ne dafa suufeel boppam di ànd ak ñun. moom it yàlla na ko yàlla may wér-gu-yaram. di gërëm suñu bàyyi ñoom góor gi Ibra Diop. am na koo xam ne lay seetaan Papa Mbaye Thiam. magu amateur la. kooku vraiment ku baax la. ak ki nga xam ñoom Mbaye Ndoye Wakaam. ñëpp dañ lay seetaan. ak suñu bàyyi Moussa Thiam. ak ki nga xam ne aussi mooy góor gi Ibou Sarr. ñoom ñëpp dañ lay seetaan. leen di bëgg ba ak Mouride Gueye. yaa ngay dégg ñoom ñëpp dañ lay seetaan. donc góor gi Mamadou Sarr moom it da lay seetaan. ñoom ñëpp dañ lay seetaan kon nag ñoom tamit ñu ngi leen gërëm ñu gërëm it képp koo xam ne immigré nga nekk bitim réew. nga bëgg a làmb wala nga bokk ci association bi ñu nekk ci Médina. ànd defal Médina yokk ko. du Dieng jiite ko. may gërëm it ñëpp koo xam ne tey Adama Soumaré mi nekk Gueule Tapée di école Paye di dimbali waa école pour ñuy liggéey. di gërëm ñëpp koo xam ne ni tey yaa ngi jël sa doole di ko def ci réew mi surtout immigré yi. ma leen ñaanal feebar bi yàlla na fi jógee. allahumma ci barke Seydina Muhammad parce que immigré yi tamit dañuy jël dara di ko yóbbu Sénégal di ko indil Sénégal kon may ñaan képp ci am soxna it wala njaboot gi mandat bi yéex nga xam ne. du ci ñoom jamono la. nga toog sëy muñal ko te yàlla tax. xam ne du ci moom feebar bi la. moo tax xëy na liggéey yi ñu bari dañuy wàññi seen liggéey. ñun nag Sénégal ñi fi nekk. bañ sa jëkkër ñu wàññi ko ci liggéeyam. wala sa rakk. wala ki yor kër gi. mooy ngay takk max. respecté ko. jërëjëf di raxasu. xam ne bu fi yàggee. feebar bi dina fi jeex ñooñu kenn du leen wàññi fi ñuy liggéey dinañ liggéey. di indi dépense ci kër gi dëkk bi yokku wasalaam. jërëjëf Doudou Diagne Diecko président des amateurs ci sa biir waxit yaa ngi mooy tudd Papa Mbaye Thiam naka noonu Baye Ibra Diop góor gi Ibra Diop ñu koy nuyu Sekk bëgg jàmm ak Ousmane Dramé moom it kon ñu leen di bàyyi xel bu baax a baax di leen ñaanal jàmm ñuy jaajëfal ñu àndal ba mën leen indil seen émission lamb ji jàppal góor gi Cheikh Sarr ñu ngi koy nuyu moom it bu baax a baax président d'honneur moom ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di jaajëfal Alaaji Saliou Bey mi nga xam ni moo fare ci réalisation bi saa su ne ñu koy jox cëram ak wàccu waayam Ndiasse Mbow